salaamaaleykum mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen sant ci suivre bi ngeen ñuy suivre tey ñu ñëw pour waxtaan ak yéen ci actualité actuellement war ngeen koo xam mooy mbir lu jëm ci mbiru élection législative yi ak liste yi nga xamante ne ñu ngi leen di éliminer comme c'est pas possible chaque jour ak loowu liste bu am problème bu ñu naan du dem ñi naan problème bee am na fee dañu xool ne ni mu gën a concerné mooy ñaari coalition yi nga xamante ne dañu jàpp ne mooy ñaari coalition yi gën a mag mu Yewwi Askan Wi ak Benno Bokk Yaakaar wala muy Benno Bokk Yaakaar ak Yewwi Askan Wi démb dégg nañ waaye Yewwi Askan Wi naan ñi nga xamante ne mooy Benno Bokk Yaakaar du ñu participer ci élection yi ci seen liste nationale ndax seen liste nationale respecté wul parité tey ñu déggaat ne waaye Yewwi Askan Wi ñoom it seen liste nationale du dem ci législative yi ndax seen liste bi dafa am bourde bi ñu ci def ngeen dégg média yépp di ci wax bañ naan liste bi dañ koy invalider mais bourde boobu naka la demee su fekkee ne média yi wax nañ leen am na bourde ñun dinañ leen wax naka la bourde bi demee dëgg-dëgg li ngeen njëkk a war a njëkk a xam mooy du waa Benno Bokk Yaakaar ñoom ñoo trouvé bourde bi Benoît Sambou c'est vrai moom moo génn ñoom waa Benno Yaakaar def conférence de presse mais du boo leen déggee Benoît sax ba muy wax mi ngi naan moom dafa fekk rek ñu souligner benn tur li ci nekk mooy lan mooy que ne ki nga xamante ne mooy mandataire les serviteurs di groupe liste bi nga xamante ne nii Pape Djibril Fall moo ko jiite kooku moom moo gis bourde bi en réalité bourde bi lan la au départ dafa am ku ñuy wax Fatma Mbengue dañu ko investir ci liste yi mais Fatma Mbengue moomu septembre 97 la juddu loolu dafay tax moom du mën a am 25 ans jour élection yi donc Fatma Mbengue mënul nekk candidat ci élection yi nii bi bourde boobu amee ci la ko ki nga xamante ne mooy mandataire Pape Djibril Fall bi gis souligner ko loolu la Benoît Sambou gis loolu moo tax tey ñu egg ci coow li nii li ngeen war a xam mooy dafa am lu ñuy wax des problèmes d'inéligibilité ci élection yooyu su amee lu ci mel ne maanaam nit ki ay atam matul comme ni mu nekkee ci cas bi ñuy nekk di waxtaanee yooyu su amee direction générale des élections dafay permettre waa liste bi ñoom ñu mën a changer corriger en tout cas li nga xamante ne moo ci nekk donc bu loolu amee ki nga xam ne mooy mandataire Yewwi Askan Wi dafa woo ki nga xamante ne nii mooy Cheikh Tidiane Youm mooy responsable PUR buy représenté PUR ci biir Yewwi Askan Wi lu tax Cheikh Tidiane Youm mooy parce que Fatma Mbengue PUR la bokk comme Fatma Mbengue PUR la bokk nag te dañu nekk ci politique la logique politique voudrait que Fatma Mbengue ñu remplacer ko par beneen nit bu nekk PUR moom Fatma Mbengue comme ni ma leen ko waxee léegi ay atam matul donc mënul bokk ci élection yi parce que dafa war a am 25 ans le jour des élections te amul du am 25 ans jour élection yi nu ma fàttali leen ne moom mi ngi juddu septembre 97 bi nga xamante ne mandataire bi woo na ki nga xamante ne mooy Cheikh Tidiane Youm pour que mu yónnee ko keneen koo xamante ne dina mën a remplacer ki nga xamante ne nii mooy Fatma Mbengue foofu la Cheikh Tidiane Youm yónnee mandataire bi muy Déthié Fall ci la koy yónnee dossier wu ku ñuy wax Anta Touré bu ñu ko yónnee dossier Anta Touré mandataire bi ñoom ñu jël dossier Anta Touré dugal ko ci place Fatma Mbengue donc ñu remplacer Fatma Mbengue par ki ñuy wax Anta Touré problème bi foofu la jógee dëgg-dëgg parce que à partir de là le problème am mooy lu tax mooy que ne ndaxte Fatma Mbengue moomu noonu Anta Touré moomu noonu dafa nekkoon déjà ci liste yi mais en tant que suppléante comme moom nekk na déjà ci liste yi en tant que suppléante mënul nekkaat ci liste ci li nga xam ne moom mooy liste majoritaire alors que ñoom bañ leen joxee liste bañ leen joxee dossier Anta Touré dañ ko jël rek remplacer ko place su Fatma Mbengue à la 26e place ci liste majoritaire bi en tant que titulaire loolu nag moo indi problème en réalité donc parce que moom mi nga xamante ne nii mooy Anta Touré nekk na déjà ci liste bi nekkaat ci
loolu moo indi dëgg-dëgg problème bi fi ñu nekk nii waaye li ngeen war a jàpp daal ci mbir yi dëgg-dëgg mooy mandataire les serviteurs ñoom ñoo trouvé problème bi bi ñu ko trouvé ñoom après ci la ko ñi nga xamante ne ñoom waa Benno Bokk Yaakaar exploité suñ ko mënee waxee noonu Cheikh Tidiane Youm la mandataire bi woo pour que mu indil ko dossier bu ñuy remplacer Fatma Meng parce que lu ba foofu noonu problème mënoon na bañ a am mais ba dossier bi ñëwee nekk Anta Touré ñu jël Anta Touré remplacer dugal ko place Fatma Meng alors que Anta Touré moom mi ngi woon déjà sur liste foofu la problème bi juddoo dëgg-dëgg donc actuellement lan moo nekk taxawaayu ki nga xamante ne ni mooy Yewwi Askan Wi ñoom dañu nekk di liggéey pour xam si ndax ci cas yu mel nii est-ce que candidat bi wala candidat bi la ñu war a écarter wala liste bi moo war a la ñu war a invalider ñoom loolu moo nekk ci li nga xamante ne actuellement loolu la ñuy liggéey boo jëlee ku mel ne bu dee Benno Bokk Yaakaar la bu ngeen dégloo ki nga xamante ne ni mooy Benoît Sambou di mandataire national bu Benno Bokk Yaakaar bu ngeen dégloo waxam mi ngi naan ñoom ci Fatma Meng la ñuy focaliser wu. lu tax nga wax loolu mooy parce que dañ fa jàpp ne dès lors que ki ñuy remplacer Fatma Meng moom nekkoon na déjà ci liste bi donc remplacement amul et dès lors que bu fekkee remplacement amul rek liste bi dafay incomplet donc lii en réalité mooy li nga xam ne moo xew ci mbirum liste Yewwi Askan Wi ñu ne woon nañ leen ko tënkal mais lii dafay indi beneen débat muy débat wu fan lañ jëm dans le cadre de ces élections là. bu fekkee ne ñaari coalition yi nga xam ne dañuy jàpp ne ñooy coalition yi gën a mag parce que nag loolu la résultat yi ñu jugee ci élection locale yi wane bu dee ñaari coalition yëpp dem na bañ naan seeni liste nationale du ñu bokk ñu naan yeneen liste départementale parce que Benno Bokk Yaakaar mi ngi naan 15 liste fukki liste ak juróom yu nga xamante ne ay liste Yewwi Askan Wi lañ yu bokk ci département yi mënuñu bokk ci élection yi ndax parité Benno Bokk Yaakaar moo ko war bu ñu nekk situation bu mel noonu question dafay posé wu mooy lan la ñuy def léegi nag foofu appréciation dina am ku nekk mën nga ci am xalaat bu ngeen dégloo ñu mel ne waa Aar Sénégal di beneen coalition bu bokk ci kujje gi ñoom wax nañ depuis démb ko duñu nangu benn compromission lu tax ñu wax loolu nag mooy mbir yi nii mu commencé boo moytu fañ jëm mooy wax nit ñi ñëpp nañu ñëwaat ñu waxtaan xool naka la ñuy def arranger lépp ñëpp mën a bokk ci élection yi ndax loolu mooy li gën am nañu ko gëm certainement am nañu ko gëmul certainement ndax dañu war a bàyyi ñi nga xamante ne am nañu liste yu baax ñu dem ñi nga xamante ne am nañu liste yu bon ñu toog comme ni ñu koy waxee ci tubaab la loi est dure mais c'est la loi ci foofu man sama position dafa simple sama position mooy élection moment de vie bu démocratie la ci moment wu vie wu démocratie dañu war a fexe de sorte que li ëpp solo mooy lan mooy que ne nit ñi mën a participer loolu man sama position la mën na bañ a nekk position wu ñëpp sama position mooy participation ci élection moo gën a am solo wu ay liste yu ñuy juum te ñu mën ko corriger fekkoon dañu juum ci loo xam ne mënuñ ci revenir là dinañ comprendre mais bu fekkee ne loo xam ne mën nañ ci revenir la man de sama intime conviction sama position je veux dire mooy que ne ñu xool naka la ñuy def ba trouver un consensus pour que ñëpp ñi nga xamante ne war nañ participer ci élection participer ci mais loolu nag su amee mooy il faut ñu élargir je veux dire parce que ñi nga xamante ne éliminer nañ leen ci début wu mbir yi ñooñu aussi il va falloir ñu xool naka la ñuy def ak ñoom entre guillemets dina nekk injustice certainement pour ñenn parce que même bu fekkee dañuy arrière 12 ans avant 10 ans ci ginnaaw ñi nga xam ne mos nañ leen éliminer ci mbirum élection ci yu mel nii yëpp dinañ am lu leen naqari waaye nag toujours rek ñu wax ko démocratie moo ëpp solo li nga xamante ne nii mooy ay détails yu juum nañu fii ci liste surtout que mën nañ ko defar loolu sama position personnelle la en tout cas ñi ngi ñaan ci élection yi ñu jëm ci difficulté yi commencé xew yàlla def jàmm ñi nga xamante ne ñooy
waa réew mi yëpp mën ci gis seen bopp suñu demee ci élection yi nga xamante ne ñoo gën ci Sénégal yàlla fal leen ci boppu assemblée nationale bi. du ñu jeexal sans massawu sénégalais ci violence bi ñuy gis fan yi ci réew mi ci agression yi ci rey yi ci doy waar yi nga xamante ne mi nga am ci réew mi di ñaan yàlla jeexal ko ñaan yàlla di ñaan ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu jiite ñu def li ñu war a def pour que ñi nga xamante ne ñooy defkatu ñaawteef yi ñu mën leen teg ko di massawu njaboot ñi nga xam ne ñoo ñàkk seen njaboot ñi nga xamante ne ñi ngi ñàkk seen àll ci yu mel ni ñu ngi leen di massawu jërëjëf mbokki internet yi ba beneen yoon.